di président association régionale des consommateurs. SOS consommateurs fii ci Thiès. Siré Ba la ñu nekk ci contexte bu particulier remaniement mi ngi waaj a ñëw situation économique bi ci marché bi xaw na difficile ñu ñëwoon pour recueillir say avis sur toutes ces questions là. waaw jërëjëf xam nga ñun lu ñu xaw a jaaxal ci mbir mi ñu doon woon dañuy xaar ba après élection locale maanaam élection mairie yi élection législative ñaar yëpp féete na boor mais li ñu seetlu dafa mel ni dëkk bi dafa taxaw parce que même chef de service yi nanguwul na jël benn décision ce qui est grave ñu ci suñu xalaat heure bi waroon na fekk ñu fal enfin ñu tànn président assemblée nationale tànn premier ministre mu tànn gouvernement am seet ñu mu war a tànn ci gouvernement am pour que réew mi mën a dox parce que fu mu nekk nii lépp a taxaw surtout que ñuy wax ay guerre Ukraine ak yu kenn xamul ak impact bi mu am donc foofu monsieur le président de la République xaw ma lu mu ci jublu mais calcul politique yooyu muy def parce que nag nañu wax dëgg te yàlla tax calcul politique yooyu muy def am na impact négatif bu rëy sur le fonctionnement réew ñun nag mënu def lu dul toog di xaar et yàlla xam na ni bés bu jot ñu doot ay intervention yoo xam ni ñun am na loo xam ne mënuñu ci wax mënuñu ci dox waaw donc ñun leen séentu woon moo di que ni suñu falee ministre président assemblée nationale mu tànn premier ministre am kooku mën a tànn ay ministre am dañu séentu woon ni actuellement heure bii ñu toll loolu lépp waroon na ko mën a dawal mais ñun li ñu seetlu mooy politiciens seen bopp ñoom dañu raté seen mission parce que lu mat ay décennies ngi nii lu mat ñaar fukki at depuis 2012 ba léegi ay discours rek moo leen soxal te ñun nag discours soxaluñu ñun ay acte concret moo soxal consommateur bi mais ay discours rek di diggaate fii suba ngoon gu dégg ba cëkk loolu laa ni mënul jëm kër parce que ñoom fa ñu nekk xamuñu lu xew ci terrain bi ñun ñi nga xam ni chaque jour bés bu yàlla sàkk ñu ngi daje consommateur yi ñu ngi ñuy woo ñun xam nañu bu baax a baax jafe-jafe yu nga xam ni ñoom ñu ngi koy jànkonteel ba tax na dañu ñaan njiitu réew mi mu génn ci problème mu calcul politique yooyu jéem a fal ci li mu gën a gaawee tànn ku nga xam ni mooy nekk assemblée nationale tànn premier ministre am mu mën a choisir gouvernement am yaakaar naa ni at yi ñu génn war na ci am jàngat bu nga xam ni war na mën a gën a mën a déglu askan wi mën a taxaw ci seeni jafe-jafe mais nag man ni ma ko waxee woon sànq soxlaatuñu ay ministre politicien parce que ku ci ñëw da ngay diggaate am na ci ay secteur névralgique secteur sensible yu nga xam ni politicien waratu fa ne nañu jël ay technicien ñu nga xam ni xam nañu réew mi nañuy doxee lañuy liggéey xam nañ ko ñu teg leen fa pour que consommateurs yi mën a génn ci jafe-jafe yu bare njàng maa ngi fi école yi nga waa jóg bi santé mu ngi fi mais dina gën a soxal ñun fu mu nekk ni soxal askan wi yëpp muy mbirum commerce bi fu mu nekk ni kenn xamatul lu muy nuru te ñun suñu gis-gis kii nga xam ni moo fi nekk tey di madame Aminata Assome Diatta nekkoon fi njiitu conseil comment dirais-je contrôle économique fii à Thiès jóge fi ñu affecté ko Fatick tey moo nekk ministre moom amul dara lu nga xam ni war na ko ëmb ci mbirum commerce mais tey dafa mel ni politique la gën a jiital que jafe-jafe soxla askan wi
wax dëgg yàlla amuñu benn suma sœur la suma lépp la mais ñun gis nañu ni kii moom attanul ministère buñ ko jox dañu wax dëgg te yàlla tax attanu ko ci dugg ci ay calcul yu kenn xamul mu demee barki Dembo Njaay ñu ngi wax affaire yokkute ciment bi ñetti cimenterie yi am fi ciment bi yokku lan la wax ñu ngi ci yoon ni mu ko mën a waxe c'est normal que ciment yokku loolu du wax kilifa bu responsable suñu xoolee ni ñoom ci seen wàlli bopp rawatina njiitu réew mi fi nekk tey ay jamono ba muy campagne dafa ni woon suñu gisee njëg yi di yokk bés bu jot régime bi fi nekkoon te mu wuutu ko dañu bare ay taxes yu ñuy teg ci njëg yi et que moom su ñëwee dana ko dindi dana ko teggi pour askan wi mën a noyyi mais moom dafa mel ni ci tànk yooyu la aw te mu gën a yéese ci nag parce que su dee location am na décret bu fi nekk am nay loi ak arrêté yu fi nekk mënuñu fexe ba tëral ko nit ñi mën a am location bu accessible spéculation bi fu ne alors que solution am na ñoom ñoo ci bañ a dugg rawatina dund gi nu mu seere tey marché kenn xamatul lu muy nuru soo demee marché da ngay gis ku daan yor junni tey da ngay mujj obligé dolli ci juróom benn téeméer ba beneen junni muy ñaari junni pour benn dépense su kër te xam nga suñu demee nag Sénégal tey ba nu jël ñetti produit rek la ñu homologué il faut que consommateur yi xam loolu moo xam suukar bu mokk bi la moo xam dëwlin bi ñuy natt la moo xam ceeb brisé non parfumé bi ñett yooyu kese la état homologué et encore malgré ça tey wëral boutique nga dugg fa kilo suukar ba doon jar 600 francs tey ñu ngi koy jaayee 700 francs dëwlin bi war a jar 1150 tey 1700 francs mayu la ko ah waxtuma ak ceeb ba ci stick café bu daan jar juróomi dërëm tey ñu ngi ko la koy jaayee fukki dërëm ñetti ñaar fukki dërëm mais problème am na te kenn waxul xam nga tey ñun suñu waxee ni diw de jaay na ma tel produit sànq nangam dañ koy expliquer ni ko produit boobu bokkul ci di homologué donc d'une part industriel seen bopp ñu ngi spéculer mu wëlbati ko ci grossiste ak demi grossiste yi mais forcément borom boutique bi dafay spéculer foofu la wax ci ne tey su fekkoon dañ ko waxoon ca kaw mu wàcc ba ci suuf kon defe naa lii lépp duñ ci yegsi mais tey soo duggee marché sa xol dafay jeex moom laa wax léegi ku daan dépense juróom benn téeméer par jour tey di nga dem ba junne bu tegal te nag nunu sóoraale di nga xam ni ñoo nekk ci informel bi ñu nga xam ni nguur gi fayu leen ñoom ñooy fay seen bopp ci liggéey bi ñuy liggéey au quotidien war a fay location seen njàngum doom war a lekk war a faju te amul mënuñu ko am fenn fu dul ci li ñuy liggéey noonu xool mbir mi nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax ah ñun suñu wàllu bopp mooy li nu gis mooy nguur gi dafay taafantoo Covid bi ñuy dénnawaay mu naan guerre Ukraine Russie pour ñun xëj na laaj yi la mais li ci ëpp du nga xam ne du mën a teg ci table ji la nit ji di ko mën ko gëm parce que suñu xoolee réew ñi ñu wër baran ci réew yu nga xam ni tey muy courant di ndox moo gën a yomb Sénégal mais tey soo gisee ndox mi yokku courant di yokku xamuloo mbir mi na mu demee wax dëgg yàlla metti na trop ci consommateur man foofu damay gis ni rek comme ni ma koy faral di waxee nous sommes rattrapés par le temps maanaam jamono daf ñu dab parce que su fekkoon ni ay produits la yoo xam ne dañ koy importer sax à la rigueur mais même yu nga xam ne fii Sénégal daf koy bay moo xam pomme de terre la moo xam soble la njëg gi jéggi na dayoo alors que foofu manque de volonté politique la
jamono yi gis nañ fi soble ñu koy jaayee ñeenti téeméer soo demee marché tey diggante ñaari téeméer dem ba téeméer ak juróom benn fukk. Sénégal suñ demee tey bay produire juróomi téeméeri tonne soble ñu à peu près ñuy consommer ñetti téeméeri tonnes yi ñeenti téeméeri tonnes yëpp dafay yàqu ba ñi koy bay mujj di ko tuur mu nekk lu nga xam ni du yoon loolu lépp nguur yi lañ koy teg parce que manque de vision la su fekkoonte ni tey dañu amoon ay magasin frigorifique jël ay experts teg leen fa ñu encadrer producteurs yi defe naa ni Sénégal du nu mën a ñàkk soble du nu mën a ñàkk pomme de terre mais loolu lépp amul wax jee fi ne rek parce que tey expertise bi ñu gën a bi ñu gis mu gën a baax ci ñun te ñu war ko jëfandikoo muy expertise marocaine ñoom yooyu yëpp am nañ ko tey soo demee tey Maroc tey soble su gënee cher ba cher mu ngi jar fanweeri dërëm la fay jar fii Sénégal ñu ngi bay soble bu jar ba ñeenti téeméer ba ñaari téeméer su fekkee région yi la kooku manque de vision la su dee consommer local njiiti réew mi Macky Sall lu mu fi waxoon autosuffisance en riz en 2017 ñu ngi ci 2022 ba fi léegi ñu ngi jéggaane ceeb te ceebu mbay mi riz de la vallée bi moo gën téeméer yoon ceeb bi ñuy importé kooku soo laajee nutritionniste yi daal la ko wax waaye mais léegi comment ça fait dire que ñun ñuy bay ceeb ba pare di jéggaane ceeb boo xam ne dafay lor askan wi foofu ba dee problème am na donc man li ma mën a wax rek mooy di manque de vision te jafe-jafe askan wi soxalu leen nanu jël politiciens yu nga xam ni par peut-être récompense moo tax da leen teg ci yenn structure stratégie mais nanu jël ay techniciens teg leen fa ay jamonoy ex-président Abdou Diouf ba mu mettee dañu indi plan Sakho Loum mu régler problème yu bari parce que ñooñu duñu woon ay politiciens da leen fa teg ñu génn Sénégal ci guuta bu nga xam ne naroon indi musiba président Macky Sall li mu waxoon teggi na ko teg fale tey loo laal cher na alors que y a les arrêtés y a les lois y a les décrets mais kenn mënul fexe ba appliquer ko askan wi mën ci gis seen bopp ci kan la mais ci ñoom la donc nanu bàyyi di nax askan wi ci ay discours yoo xam ne taxawootul adduna bi dëgg la ñu ngi ci ay jafe-jafe mais ñun Sénégal nous sommes déjà gros producteurs d'arachide jaaduwul ñuy jéggaane dëwlin alors que Sonacos ngi fi woon di produire la meilleure huile muy huile d'arachide vallée baa ngi fi di bay ceeb nanu fexe ba dugal suñu politique foofu ñuy consommer local ceeb ni ma ko waxee woon sànq pomme de terre soble ñu koy bàyyi mu yàqu parce que manque d'encadrement producteurs yi ak vision état bi moo ñu indil tey kilo soble di jar ñeenti téeméer ba ñaari téeméer ba téeméer ak juróom dëggutu yoon parce que munoo bay te li ngay bay di ko dunde gën a cher que sax même soo ko importé alors que ñun suñu gëstu réew yi ñu wër yëpp am na ci produit yoo xam ne moo gën a yomb Sénégal loolu tu dëggatu yoon moom nag nee woon na ni on ne réveille pas un lion qui dort maanaam gaynde guy nelaw kenn du ko yee dama koy wax rek ni ko askan kenn du ko xiifloo ba di ko acculé ba di ko teg ay métit parce que bés bu jéngoo rek musiba dina am te loolu ñaanuñu ko yàlla li ñuy wax nag du politique parce que am na lu nu namoon a def maanaam ñun fii à Thiès ñu jël suñu responsabilité def marche contre la vie chère mais dañuy bañ récupération politique suñu yoon nekku ci pour que Demba Ndiaye leen fi jógee tournée Kaffrine Malem Hodar Koungheul installé fa suñuy cellule ñu ngi installé suñuy cellule te nii population yi di ñëwee ci ñun lañu xam ni ñii sonn nañu te bëgg nañ ku leen jàppale loolu nag mooy suñu mission fas yéene nañu ko def nag lu ñu ci am jël waaw loolu daal laa mën a wax ci gàttal
ci li nga xam ni daal vraiment mi ngi ci kii bi te nag am na fu nga xam ni itam nañ ci bàyyi xel ñu ngi def suñuy gëstu muy Sen'Eau ndox mi cher na ci suñuy gëstu bopp parce que ñun bëgguñu wax lu nga xam ni amul mais ci suñuy gëstu bopp am na lu nekk ci suuf loo xam ni waxaguñ ko mais suñu demee ba ci xam den ci xam mais dafa mel ni facture ndox yi su yokkoo parce que ku daan fay ñetti téeméer juróom-benn téeméer te yaa ngi fay junni ak juróom-benn téeméer yu tegal jamono yi ñu ngi nekk ci en grève ñetti syndicat yi nee nañu ñoom grève nu benn syndicat moo fi grève paralyser secteur bi la ca biir nag ñun am nañ ci njort parce que tey ñoom suñuy laaj ay réclamation ñu yokkal leen yenn defal leen ay prime ak ay faveur yu ne dafa mel ni néew ma ne looloo am de mais dafa mel ni rek dañu yokk facture yi ndox yi pour mën a satisfaire doléance su syndicaliste yooyu